asalaamaaleykum mbokki internet yi ñuy seetaan ci seen édition spéciale ñu ngi leen di nuyu di leen ziar surtout yéen ñi nga xam ne yéenay topp seen site bi di Refane TV ñu continuer rek di wéyal édition spéciale Magal Touba Refane 2020 ñu ciy dalal benn responsable politique di doomu dëkk bi ñëpp miin ko ràññee ko ci ak njàmbaaram muy monsieur Ass Yade monsieur Ass ñoo ngi lay nuyu. maa ngi lay nuyu bu baax a baax te dafay la ziare Ndiogu. xanaa suñu première question dañuy ñëw ci bu ñu bëggoon a xam Ass loo ñu ciy wax kan mooy Ass Yade. auzu billahi mina shaytaani rajimi bismillahi rahmaani rahim la xawla wala quwwata illa billahi aliyul azim. mbokki Touba Refane mbokki àdduna mbokki jullit yi mbokki taalibe yi maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp den ziar den ndokkeel ci bés bu mag a mag bi di magal lu Refane di magal bu particulier ndax li fi xew yaakaar naa ne ni ma ko waxoon keroog rek maanaam lii mooy 117e anniversaire ba sëñ Touba jaaree Refane en 1903 ba léegi ñuy ndokkeel ñëpp di ñaan yàlla lii nga xam ne ni moo gàllankoor en tout cas magal gi yàlla na ko fi yàlla jëlee. amiin bi jaay est du jot. amiin yaa rabbi. Ass Yade ab ndongo daara la bu dëkk fii ci Refane juddoo fi yaroo fi Ass Yade homme politique la mais également acteur développement la. yaakaar naa ne ba ñu waxee loolu rek résumé na maanaam kan mooy man jërëjëf. baax na jërëjëf Ass ñu continuer rek ci seen édition spéciale Magal Touba Refane 2020 bii nag doon ci bu particulier ndax ni ñu ko faral di màggale bu ñu nee màggal dañuy wax nit ñi ñu ñëw ñu bendeel gan yi bu guddee ñu fanaane jàng xasida ba bet set ren nag yàlla dogal muy mbas mi di Covid 19 tax ñu. du ñu wax annulé waaye dañu koy màggale ci yeneen anam yoo xam ne vraiment yu baatine la dañuy jàng alxuraan teewut kenn ku ci nekk rek fa nga toog nga def fa la nga fay def waaye li waral loolu di mbas mi ñu mën ne ennemi international la maam noonu képp kuy doomu aadama di dund la noonu nag bu ñu ko waxee yaakaar naa day am da ngay am ay armes yooyu jàkkaarloog moom Refane taxawoon benn gestion de benn comité de lutte contre Covid 19 yaa nga bokk nga doon ci membre léegi dañ leen bëggoon a laaj comité boobu nan la demee. ñoo ngi jamonoy pandémie Covid 19 lembe adduna bi yëpp bayul benn réew adduna bi yëpp réew moo dem am na fa lembe Sénégal bayul benn réew région boo dem ci Sénégal effectivement Covid 19 am na fa donc loolu bi mu amee. Le président de la République du Sénégal dafa teg ab force Covid maanaam pour xool nan lay defee ba xeex jàngoro ji pour mu gaaw a jóge fii force Covid boobee mu def ci kaw dañu ko def également au niveau local bi ñu ko defee au niveau local man maa ngi benn association bu ñuy wax ASSAD association pour la solidarité et l'action pour le développement de Refane léegi comme waa mairie bu Refane ñoom ñooy coordonner cette organisation ci la ñu saisir waa ASSAD nag ne ma yow Ass demal nga teewal ñu ca organisation boobee nga xam ne nii moom mooy saytu mbirum jàngaro ji loolu moo tax ma bokk ci comité boobu léegi nag ba ñu tàmbalee ba léegi bientôt mu def ñaari weer ak ay fan ñu ngi liggéey bu am solo bu yaatu mais taxul nag mu nekk ab liggéey bu parfait parce que yàlla rek moo matal doomu aadama matalul mais daal ñu ngi sant yàlla dans la mesure où bañ tàmbalee suñu liggéey ba léegi dégguñu benn cas Covid 19 fii ci Refane donc loolu su amee contribution waa Refane ci la bokk mais aussi maanaam effort bi nga xam ne ni waa comité bi xeex jàngoro ji def nañu ko yaakaar naa ne ginnaaw ndimbalu yàlla ak ñaani kilifa yi loolu moo tax en tout cas gisaguñu ba léegi benn cas bu coronavirus fii ci Refane.
baax na jërëjëf As ci leeral yu am solo yi ndax tey kenn du wax Magalu Touba Refane édition 2020 te waxoo li nga xam ne moo ko coppi muy Covid 19 boobu mais xanaa dañuy continuer rek ci suñu kii bi question yi dama lay laaj en tant que enseignant noo gisee tëj bi laa war a wala tijji parce que defe naa dañu tijji le 2 juin tëj le 1er. En tant qu'enseignant noo gisee loolu. waaw maanaam maîtriser coronavirus moom moo yombul ci àdduna bi. Chine la ko soqee ko. gis ngeen bu baax a baax jaloore yam fa def. rey na fa ay juney doomu aadama. ba mu fa jógee dugg Europe. Italie la mu fa def ñëpp a ko dégg plus de 30 000 morts. France même chose. dugg Amérique ëpp na 100 000 morts. Brésil instant bi mu nga fay jaxase. Sénégal mu ngi fi am na lu mu fi def. donc comme autorité Sénégal adduna bi amul ci benn réew boo xam ne ni maîtriser na jàngoro ji sakantuma Sénégal. Japon. ba ñu ubbee seeni école dañoo dawal une semaine. tëj école yi. Sénégal aussi wax dëgg yàlla bon je pense que année blanche kenn ñaanu ko. bu ñu sañoon maanaam liggéey bu ñu entamé dañu koy mettal parce que année blanche lu bon la ci carrière doomu adama donc état bi jëloon na décision pour ubbi école yi le 2 juin malheureusement le 1er juin à 23h la état bi def benn genre renversement de situation ne maintenant maa waxoon ne damay tijji le 2 juin mais bay naa ko mais nag dafa amoon lu tax. li taxoon mooy que ni dafa amoon ay enseignants Ziguinchor yoo xam ne ni dañoo amoon virus bu corona bi donc comme am na fa nag je pense que li gën a wóor état bi def na ko mooy jàng bañ a am parce que élèves yay jàngi bu ñu amee jàngoro ji dem seen kër wala ko seen i kilifa seen i maam su boobaa aussi mën naa tax taux de mortalité bi yokku lool moo tax xam naa état bi arrière ci décision am. baax na jërëjëf ci leeral yi am na solo vraiment. ñu leen di jaajëfal di fàttali tamit mbokki internet yi ne yéen a ngi toujours seen édition spéciale muy Magal Touba Refane 2020 ren nag dañu ko annulé mën naa ne man sax du ma faral di wax annulé mais dañu koy magale gi ci yeneenti anam monsieur Az lan mooy sa avis mbala sa gis-gis ci annulation bi nga xam ne andi nañu ko magal gi te mu ne ren nekkoon 41e kii bi édition bi. waaw balaa may sori damay nuyu kilifa diine yi Refane yi yëpp ak kilifa aada yi. wala boog jël nuyoo bi teg ko ci loxol suñu baay Abdoulaye Faye. yàlla na fi yàgg te wér. amiin amiin ak représentant Serigne Mountakha. di Alaaji Assane Soum yàlla ñu fi ak ñoom ñëpp te wér. ak Cheikh Imam Cheikh Rafal yëpp. ak kilifa yi yëpp ci Refane. donc par rapport ak question boobu damay wax ne dama ko rafetlu. yaakaar naa ne lu tëj Kaaba ga. lu tëj juma Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. lu tax ñu foom Kazu Rajab. lu tax également ay juma yu bari ci biir Sénégal julliwuñu. lu tax ziar général bi amoon Tiwaawoon gars yi foom ko. li tax également maanaam magal gamu gi war na am Ndiassane fale à Kaolack. ñaseen yi ñu foom ko. loolu raison la aussi maanaam pour ñu suspendre magal bu Refane ba jëmi jamono. donc c'est tout simplement pour jéem a def tout pour jàngoro ji du law biir Sénégal. donc lu ma ànd la lu ma rafetlu la te ni ñu ko defee en tout cas baax na trop. jàng nañu ay xasida wàcc nañu ay kaamil def nañu ay allahumma salli ak ay istighfar je pense que egg na fa yàlla. waaw. baax na jërëjëf monsieur As ñu ngi lay ziar bu baax a baax di rafetlu leeral yi vraiment am na solo te tamit xalaat bi rafet na trop xanaa dañuy ñëw rek ne Magalu Touba Refane de askan bi dañuy nimeeku ne saa bu ñu ko doon magal day bëri ay coupure yow nga doon ndaw di yootu mairie bi maanaam tey jiite askan wi nga xam ne loolu tey dafa nekk manquement boo xam ne tout le temps rek dañu koy constater ci Magalu Touba Refane loolu dañoo bëgg a xam ndax jaadu na et puis bu ko yàlla dogaloon ba nga toog ci boppu mairie bi
yan kii nga ciy am daal yan solution ak yooyu. waaw mbirum délestage courant bi fii ci Réfane lu ma mës a naxarlu la maanaam lu met juróomi at dem juróom-ñaari at ba daaw à chaque fois magal bu Réfane amee 3 jours yi ko saq mooy premier jour avant bis bi ak lendemain bi dañoo seetlu woon ne wax dëgg yàlla courant bi doon coupé lu bëree bëri effectivement ba man mii yaakaar naa ne maire moon na maa dëggal bu Réfane maa ngi ko nuyu au passage saa yu doon waaj ci biir weeru koor bi dama doon seetlu ne saa yu ñu branché micro yi pour maanaam naafila waa Réfane ñëpp bu ñu branché seen rajo pour naafila ci jàkka yi courant bi day faible booy tëb da ko doon def ay 15 jours avant jàngi Réfane avant Korité su Korité mu xaw a oyof bu jàng yee bu gars yi branché matériel yi ñu mu commencé encore en tout cas di sauté ci laa jël sama téléphone woo ko ne ko monsieur le maire day suñu sañoon nii ngay def proposé ko alhamdulilahi rabbi alamin day mel ni suñu proposition yooyu dëggoon na ko pourquoi parce que magal bu Réfane bu daaw bi yaakaar naa ne délestage amul fenn ci Réfane courant bi dana dox tous les jours suba si ba guddi gi kenn sentirul benn délestage sa biir kër lendemain bi également même chose donc ça a été une question qui est purement technique te ba ko waa Senelec liggante ak monsieur le maire maa ngi nuyu également suñu papa Assane Sow def na ci jéegu bu yaatu donc loolu daal en tout cas tax na daaw kenn gisul benn yoon courant bu coupé. jërëjëf. xanaa di enseigner rek ndax ku wax courant tamit wax ndox. ndax ñoom ñaari tànk la yoo xam ne vraiment nit ñi dañuy doon nimi ko ay jafe-jafe yu ñu ci doon am jamonoy magal gi ñu bëri sax dañuy wax ne même bu dul jamonoy magal gi sax léeg-léeg bëri na ci Réfane endroit yoo xam ne dañuy am dëgg-dëgg ay jamonoy ndox te ñun ñëpp ñoo xam maanaam ndox lan lay joué ci dund doomu aadama doon na loo xam ne duñu ko kenn mënu ko ñàkk. am na sax sama benn xarit bu ma ne bu dee ci réew yu développé yi te moom dafa ne teewe ko dund expérience bi mu ne ma même boo fayul facture bi sax sa ndox duñu ko coupé. xanaa dañuy wàññi pression bi. effectivement fii nag ñu nimeeku ne gars yi dañuy fay mais dañuy am ba tey ay jafe-jafe ndox en tant que responsable politique lan moo ci sa xalaat. waaw li ma seetlu te xam ko mooy ndox dafa indispensable maanaam lu mënul ñàkk la. ci dundu doomu adama du question seulement jàngi Réfane magal Réfane déedéet maanaam coupure ndox bu dul jàngi Réfane sax dañoo seetlu ne en tout cas depuis ay at dañoo gis ne pression bi dafa wàññeeku bu baax a baax loolu nag neex naa expliquer maanaam ci géographie ndox ab ressource la bu ñu wax ressource renouvelable la moo tax mu nekk ressource renouvelable mooy que ni avec le cycle de l'eau ndox day wàcc à travers la pluie dugg ci biir suuf si jógaat defaat taw ñëwaat donc ab cycle la mais nag eau douce quelquefois mu amay jafe-jafe pourquoi parce que nappe phréatique ba nga xam ne nii maanaam ndox ma fa la nekk ca biir suuf sa day jeex te bu jeexee nekkul foofa mu nekkoon fa lay delluwaat mën naa demaat feneen ak cycle de l'eau bi li ñu seetlu mooy forage bu Réfane ñu ngi ko ubbi en 1986 doole ja mu amoon amatu ko pourquoi parce que utilisation bi ñu ci def dafa nekk une surutilisation maanaam dañu ko utiliser de trop donc napp ba fa mu nekk moom moo wàññeeku te day dem nag ba jeex boo demee dans le Jolof am na ay forage yoo xam ne nii seen napp seenam ndox ñiis na bu yàgg dañoo obligé gas feneen forage donc forage bu Réfane également na waa Réfane ñëpp xam ne nekkul luy sax ba abadan bés dinañu ci bés yi mu ngis donc il faut que ñu jël ay mesures alternatives bu ñu ko defee nag su boobaa utilisation bu métti bi ñu koy def mën naa wàññeeku donc durée de vie am mën naa yokku
maanaam bu waroon a ngis fileeg ñaar fukki at mën naa demaat fileeg ñeent fukki at léegi nan la ñuy def pour alternative mooy tout simplement am ay forage yeneen yu ko accompagner. loolu dama koy wax di ko waxaat dama xamul ba léegi waa Réfane lan la ñoo xaar pour waxtaan ci mbirum ndox moomu ñi ko seq jéem a waxtaan seen biir les millions yi nga xam ne nii ñun waa Réfane ñëpp ñoo ko moom denc ko ca banque ya di may lancer un appel solennel may toog fii di ko wax nañ jéem a waxtaan suñu biir jéem a décaisser cet argent là xaalis boobee bañ koo politiquer bañ kee xiiroo bañ koo parparlooxe bu ñu ko récupérer ñu jéem a xool nan la ñuy def ba waa boox am ab château d'eau ñu jéem a xool nan la ñuy def ba diggante Mbambey ak Ñañaar ñu am ab forage ñu jéem a xool également nan la ñuy def ak cet argent là jéem a accompagner waa Réwmawo suñu ko defee coupure yi ngay dégg nii effectivement am na ci biir Réfane ay Colla ay Ginnaaw Fudaay waxuma la Ñañaar dëkk yooyu yépp instant bi dañoo am problème mu ndox donc la seule solution nekkul def extension réseau bi déedéet de solution bi pour coonool ndox jeex mooy dekee sa xaalis bi gas ñaari forage ba ñett su ko defee incha allahu rabbi durée de vie bu forage bu Réfane day yokku au lieu mu doon 10 ans 15 ans mën na dem ba 30 ans 40 ans 50 ans jërëjëf. baax na jërëjëf Serigne As leeral yi am na solo trop trop et puis daal na xel ndax comme ni nga ko waxee moom bi ngay joxe explication technique bi maa ngi tiit ma ne xanaa dinañu jox loo xam ne mooy dalal suñu xel ba ñun en tant que consommateur li ñu yitteel moom mooy ñu tijji suñu robinet rek ndox bi bari mais alhamdulilah bi nga ci ñëwee ndax li nga fi proposé nii yaakaar naa damay ñaax Réfane gépp ñu jéem ci jublu pour am ndox ndax ki mar moom dafa war a am ndox waaye as dama ne bu ñu nee Magalu Touba Réfane wax ay gan te tamit bu ñu nee gan dañu ne day am yoon bu ñu war a jaar ñëw te ñun ñëpp noo xam Réfane ni mu enclavé woo te gis nga dëkk bu tëju moom day tëj sa lépp. effectivement am na nag ab route bu fi nekk muy axe Réfane Kaba dañu lay laaj lan moo ci sa xalaat lan moo ci sa gis-gis ci projet boobu noonu. waaw li ma mën a wax mooy que ni Réfane gis nañu fi lu nekk. ay année 1986 85 7 8 9 10 ba 2000 ba 2000 ah. dañ doon xool quelquefois ak les anciens politiciens yi fi nekkoon. su bés doon waaj wala boog élection di waaj ñuy fakk. naan noonu tali dafay jaar. boobu ay tuut tànk la ñu woon. dañ doon kontaan topp ci ginnaaw ndaraan gi naan tali bi dafay ñëw. ñu toog ba ay jamonoy sam papa Ibrahima Mbacké. maa ngi koy nuyu au passage ancien PCR bu Réfane. ñu am ab rang-rang bu jógee Kaba ñëw ba Réfane ak ni mu maana woo wax dëgg yàlla nekkul la rang-rang boo xam ne nii maanaam jëm ji tax ñu naan rang-rang mais nag coxam moo gën këm comme ni ko waa olof ñuy waxee daal. alors ñu xool ne Réfane dafa changer statut. Réfane ab communauté rurale la woon depuis sama maam Bakar Mang. ba ci sama nijaay Ibrahima Mbacké doomam. maanaam boobu on parlait d'acte 2 de la décentralisation. ci jamono jooju. soo xool Réfane ab budget amul woon doole. maa ngi fàttaliku jamonoy sam papa Ibra dernier mandat am budget ba 45 millions dong la woon. te aujourd'hui on nous parle de plus de 100 millions de francs CFA. mooy que ni dañoo jógee communauté rurale nekk maintenant ville donc nekk commune autant pour moi mu ngi mel ni daal mango bi dafa xaay. ba pare mu ñor xam naa peut-être que mu ngi ko doon digg askan bu Réfane y a de cela 5 ans naan am na rana bu jógee côté Ndangal ma jaar Réfane jógee Réfane dem Réwmawo ba Toubatoul peut-être nag jàmbe ak pexem yàlla ak dogalam. xam naa peut-être moyens sont pas sur place
moo tax peut-être il a eu à faire l'effort mu rakiste rang bi jógee Kaba encore ba ñu defaroon ñëwaat Réfane maanaam dañoo yokk la fi nekkoon ci ay xeer pour mu gën a dëgër rek mais booy seet y a pas un grand changement quoi donc piste boobu nag day faciliter déplacement bu waa Réfane ñu jógee Dakar ak ñu dëkkul Réfane sax jógee Touba ak feneen war a ñoo Réfane pourquoi parce que pour développement am il faut que les voies de communication ñu nekk des voies de communication performantes te je pense que loolu mooy tax développement am parce que les personnes et les biens pour ñu déplacer wu d'une manière facile mu yomb loolu rek yaakaar naa ne moo ñu mën a dimbali daal donc maa ngi rafet lu baax a baax en tout cas rang bi ñu rakiste laa ko moo tuddee nag pour le moment. baax na jërëjëf As vraiment leeral yi am na solo ci historique bi nga dikkaat ci yoon boobu nga xam ne nag la jëkk moom ku xam Réfane xam ko ak jafe-jafe yoon boobu noonu kon yaakaar na fii ñu daal en tant que usager ñu ngi xaar goudron moom. waaw dans l'avenir peut-être mën nañu am goudron parce que les projets Macky Sall yi mu wax. bon dañoo gis ne en tout cas diggoon na ay rang ay tali yu commencé Bambey dem ay côté Baba Garage diggoon na peut-être ay rang ay tali yu commencé Nangalama dem vers Fissel Mbadane mooy ndondol zone boobu mais amuñu fenn fu ñu gis fu ñu digg ab tali bu jógee Kaba ñëw Réfane mais dans l'avenir ak changement yi am te insha allahu rabbi changement dina am budul bii di beneen changement boobee su ñëwee nag jàppar ne à la première année dees na def ab tali bu baax diggante Kaba ak Réfane na romb Réfane sax dem feneen loolu moom gëm naa ko te dina am parce que Réfane dara jomb ko c'est ça ndeysaan As dañuy ñëw directement rek ci côté santé ndax ku ne As wax nga ko sànq ci sa biir wax dañu ko xam ak benn structure ñu koy wax ASAD nga bokk ci bureau exécutif bi loolu nag yaakaar naa daa doon lu am njëriñ trop waaye dese naa leer ci bopp ñi nga xam ne moom la amal njëriñ muy askanu Réfane loolu bu ma la ci doon laaj As fan la projet boobu toll. waaw d'une manière résumée jàppal ne ASAD moom mooy association bi gën a mag ci Réfane dafa ëmb Réfane yépp ak li ko wér ñu nekk commune Touba Toul nekk commune Ndiène Sirakh ak commune bu Réfane li ñu mébét nag mooy tabax hôpital pour le moment léegi nag fi ñu war a jaar fépp ñu nga fay jaar attention de projet nekkul lu yomb état bu Sénégal du moromu ASAD état day jëlab projet jël temps am ba matal ko donc hôpital boo xam ne nag ay millions wala boog ay milliards lay jël kenn mënul tëb a tëb mu taxaw fa ñu war a jaar ñu nga fay jaar li mu laaj lépp ba ku ko gis xam ne ñii kat neexul ba neexul mais dañuy xalaat def nañu loolu lépp à travers ay commission yu bëri commission administrative mooy ñiy bind tënk projet bi ak commission scientifique mooy ingénieurs yi nga xam ne nii ak docteurs yi nga xam ne nii ñoo war a def de manière à ce que ku xool projet bi dina ko mën a convaincre muy bailleur de fonds yi waa Réfane nag ñu ngi dajale seen i koom ubbi nañu ab compte bancaire ci ab banque bu ñuy wax BICIS ñu ngi fay dajale ay koomu waa Réfane que waa Réfane barkeelu loolu nag jotewul dara ak lu ñu tabaxee hôpital bi pourquoi parce que lu ëpp 1 milliard je pense que waa Réfane bu ñu ko doon dajale ci nii ci rythme bi xam naa fi lekk 20 ans du tax mu pare donc fi ñu toll nii daal am incha allah bu jamonoy corona bi jeexee on va passer à la vitesse supérieure mooy dinañu labali jéego yi pour que ni mu gën a gaawee ñu poser première pierre yi def ko affaire bu yaatu nag invité chaînes yi yëpp invité autorités yëpp woo xalif général bu Touba bu Ndiassane bu Tivaouane ak ñëpp yëbal seen i ndaw ñu def ko lancement bu amul fenn su ko defee nag ñu commencé liggéey bi daal ci weer yu néew incha allah loolu moom maa la koy rassuré. macha allah monsieur As macha allah. di nuyu rek mbokki internet yéen a ngi topp ba léegi seen émission édition spéciale ci Magalu Touba Réfane ñu sax kook suñu jawriñ Asiad monsieur Asiad vraiment leeral yi am na solo trop trop. monsieur As ñun dañuy gis yéen surtout waa opposition bi da ngeen maan jox ñu rek comme si da ngeen di jëf tuuti loolu bëgg na ma xam ndax monsieur As moom bokk na ci opposition bi da naan dénk leen ba ma doog a jëf wala da ngay jëf ñu doog la gis bu dee ni mos nga def dara pour Réfane ñu ngi la koy laaj. waaw olof dane kin bu naree neex su baxee xeeñ. maa ngi fàttaliku ay année 2014. Non, c'était avant 2014, 2012, 2011.
boobu dama amoon benn idée. créer ab GIE groupement d'intérêt économique. bi ma créer groupement boobu damaa dem ci ab banque def ak moom partenariat. mu ne ma mën naa laa financer ba nga am ay téeméeri ndaw. boo xam ne ku nekk naka di am financement. macha allah albati. macha allah boo albatee ay weer. daloo si waat njoxaat la nga dem. macha allah ba ma déparé GIE bi ñu ngi ko tuddee ànd liggéey Réfane. am un bureau complet. ñu dem Crédit Mutuel bu Xombol. boobu ab gérant bu ñu wax Anne moo fa nekkoon. ba mu demee balaa ma dem sax bon jéem naa wax ak jeunes yi mais ñu bëree bëri boo yorul benn mbubb mi. wala boog amoo benn doomu tànk bi. soo waxee ak ñoom buñ la gëm lekk-lekk. mais les quelques jeunes yi ma gëmoon. def naa ba ñi amay 600000 ñi amay 300000 ñi amay 200000 ku nekk ça dépend ca la nga bëggoon. bi ñu ko téye juróom-ñeenti weer. ñu waroon remboursé waat xaalis bi. ba ñu ko remboursé rek am na ñoo xam ne dañoo indi woon am ñoo xam ne ni indiwuñu. dama obligé dissoudre membre GIE boobu yëpp remplacer ñi nga xam ne ni indiwuñu woon ak ñeneen. ba ma demaatee ca banque ba pour am beneen financement. ci la banque bi commencé am jafe-jafe ragal du tiit. parce que dès la première phase. gars yi commencé indi ay nax saxanang. loolu mën naa tax kat confiance bi nga amoon sa diggante ak banque ba. confiance boobu jeex. donc ba ma demaatee gars yi ma yóbbu am ambition lool. ñi laajee 1 million ñi laajee 2 millions gis naa fa sax ñu laaj 3 millions. ba dossier bi yeggee ba Thiès. après dama sentir ne gars yi ñoo bloqué dossier bi. donc dossier boobu ñu bloqué. nekkul ci waa banque ba. mais ñun ñi nga xam ne ni ñoo amoon financement yu njëkk ya ñun ñoo tax maanaam ñoo def rupture de confiance entre ñun ak waa banque ba loolu amut mais su ma gars yi toppan boobee. nii daan na fekk ñu amay dizaine ak ay dizaine pour ne pas dire centaine de jeunes yu amay financement loolu rek daal moo taxoon te dama ko bëggoon def nag. pour wane ab jéego bu njëkk. pour waa Réfane gis. mais malheureusement nag. faute bi du woon ci man du woon également ci waa banque ba mais ñi ma àndaloon. ci ñoom am na ci ay quelques éléments. ñoo xam ne dañoo war na rembourser wuñu. macha allah moo tax daal donc. opposant je pense que da nga war teg ab jéego bu leer gaa yi gis. en attendant nag pouvoir ñëw. saa yow yàlla defee nag li ngay ñaan mu am. su boobaa nag nga soog a multiplier jéego yi. parce que gis nañu ay clés yu bari yoo xam ne ni yàlla xam na ne. bu ñu taxawoon fa ñu war taxaw. coono yu bari na jeex ci ndawi Réfane ak jigéen ñi. baax na jërëjëf monsieur As ñu ngi lay nuyu di la jaajëfal bu baax a baax. vraiment leeral yi am na solo te yaakaar naa askan wi dinañ ci jëriñu bu baax a baax. émission bi yaakaar naa matt na monsieur As lan mooy doon sa kaddu gu mujj. sama kaddu gu mujj. mooy que ni ginnaaw bi ma ñaanale sëñ Mountakha mu yàgg fi lool te wér. ndeysaan. ñaanal sëñ Cheikh Jemba Fall mu yàgg fi lool te wér. amiin yaa rabbi. ñaanal Cheikh Imam Cheikh Rafal yi ci biir Réfane mu yàgg fi lool te wér. amiin amiin. ñaanal sama baay oustaz Abdou Faye mu yàgg fi lool te wér. allahumma ak sama baay Assane parce que attention ñoom ñooñu ay kilifa yu baax la ñu fii ci Réfane. allahumma amiin. ku mel ni baay oustaz. amiin ak baay Assane. amiin. ñu ngi jël Réfane ci ab jéego. amiin di ko yóbbu fu soree sori yàlla ñu fekk te wér. amiin. di may lancer un appel jeunesse bu Réfane yëpp nañu futeku. amiin. jéem a def tout pour marquer histoire bu Réfane je pense que ndaw fu mu nekk. daa war def lépp ba su màggee bu jóge fii. ñu ne diw de moo defoon lii. man loolu sacerdoce la ci man lu ab mission la boo xam ne man dama ko teg ne il faut que loolu mu réaliser wu bu ma yàlla mayee kii incha allahu rabbi. donc ni ma ko gëmee. na ko ndawi Réfane yépp gëmee noonu. loolu moo tax ñu lancé wu ci politique. mais politique bu ñu def mooy politique pour Réfane avancer buñ ko namul su boobaa incha allahu rabbi dañu retiré wu mu gën a gaaw te gëm nañu ne. Réfane war naa mën a avancer wu war naa mën a développer wu Réfane war naa mën a sut dëkk yu bëree bëri jaar ci suñu ay loxo. mais suñu loxo yu kese nag. mais également jaar ci loxol ndawi Réfane yépp. donc maa ngi lancer un appel à tous les Réfanois. ñu góorgóorlu bokk ndey ak bàyyi am benn consensus en tout cas rien que pour développement bu Réfane. forage yi taxaw. hôpitaux yi taxaw. tali yi taxaw jigéen ñi amay financement jeunes yi également amay financement su ko defee yaakaar naa ne vraiment PIB bi dina yokk bu baax a baax ci Réfane mais également ci Sénégal laal. jërëjëf. baax na jërëjëf As ñu ngi lay jaajëfal bu baax ci leeral yi émission bi foofu lay jeexee ñuy nuyu mbokki
Touba Refane gépp di nuyu ku ci mel ni suñu maam El Hadji Assane Song di nuyu imam ratib muy Serigne Aliou Dione di nuyu également ku ci mel ni Oustaz Abdou Faye ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di ko ñaanal mu yàgg fi te wer ndax yàggam moom mooy njëriñu Refane ñu ngi ko koy ñaanal bu baax a baax di nuyu ñëpp rek di ñaanal opposition bi ak parti au pouvoir bi ndax man dafa nekk classe politique boobu daf may defi reetaan ndax lu ñu opposé rek boo demee ci yenn xew yi ñoom nga fay fekk fi moom benn lañu fi sax